beneen mbir bi nga xamante ni moom moo ñëw nag pour boucler le tout parce que aussi c'est pas pour rien benn imam ñëw ba biir Walfadjri bàyyi ba fin émission am wax li muy wax génn dem yoonam parce que aussi il faut ngeen xam ni ànd sàmm jikko yi débat wu góor jigéen yi ci benn télé nañ koy posé mi Walfadjri alors bu ñu fexee ba décrédibiliser sàmm jikko yi jox leen ay ambition politique télé bi nga xamante ni ñoom fa nañuy amee kaddu bu ñu fexee ba jaxaseekaat askan bi mais ànd sàmm jikko yi boobaa dañ leen di isolé boobaa dootuñu amati kenn ku leen jàppale te effectivement loolu moom moo xew avec loolu ñu tuddee imam du ma tudd ni imam la parce que yaakaar naa ni imam déjà am na nooy taxawee am na nooy waxee am na aussi benn hauteur ak benn grandeur booy am yow surtout koo xamante ni il a été un peu trahi par élément wu 2STV yi parce que ba muy def émission ak 2S ba mu amee yenn mbir yu mu wax ñun dañuy couper séquence boobu parce que xaw ma courant bi dafa dew xaw ma lu mu demee noonu mais ci foofu mi ngi naan est-ce que li ma wax jàll na est-ce que lii dina am buzz lii bu génnee dina indi coow donc kooku li ko tax di jug du wax xam-xam kooku li ko tax di jug du wax loo xamante ni dafay wax pour intérêt askan wala dafay wax pour diine moom lu ko tax di jug mooy naa yëgte ay polémique de telle sorte que nit ñi dañuy attardé wu ci polémique yi ba peut-être yeneen mbir yi dootuñu ko wax donc kooku ki nga xamante ni dafa dem 2S di wax di naan nëgam lii may wax nii dina génn parce que dama ci soxla buzz boobu kooku bu ñëwee Walfadjri bàyyi ba fin émission wax li muy wax man dama jàpp ni dafa ñëwoon ci mission commandée tout simplement li ko taxoon a jug mooy fexe ba jël ñi nga xamante ni ñooy liggéey Walfadjri mettre leen en mal ak benn communauté de telle sorte que débat wu religieux ki débat wu ànd sàmm jikko dootul amati Walfadjri parce que boobaa bii amati dañuy naan attention CNRA parce que maa ngi gis ni que jàngu bi saisir na CNRA pour demander des sanctions xaw ma des excuses publiques de la part de kooku ñu tuddee imam ak Walfadjri ak présentateur bi déjà benn gi noonu léegi ñoom li ñu bëggoon ñu ngi koy commencé di am parce que maa ngi doon gis ay nit di la interpeller di naan yéen a ngi toog di seetaan ci biir Walfadjri nit di ñëw di saaga li nga xamante ni moom mooy benn communauté mais boo xoolee démarche kooku da ngay xam ni carrément que li mu def nii c'était pas malhabile du loo xamante ni da ngay ñëw nga juum rek nga wax nga dem parce que nit ko juum xam nañ ko ak nit koo xamante ni dafa ñëw pour un but bien déterminé alors loolu moom moo tax ma ni leen ànd sàmm jikko yi tey jii dafa am ñoo xamante ni tey dañuy jug ci benn entreprise bi lan la mooy fexe ba lépp lu ñuy def lu baax duñ ko wane mooy li xewoon dimanche ba ñu amee mobilisation bu pacifique nit ñi dem wuyu ji de manière spontanée fay ñu leen jox ñu leen lekk jox ñu leen naan ñu taxaw ci naaj bu tàng boobu te néew nag ñu mën a rassembler autant de monde teg leen si naaj bu tàng boobu ñu taxaw fa te bu ñu paree duñ leen laaj 100 francs wala 200 francs te buñ leen yuuxuloowee turu yàlla ñu yuux ko wax ko ci kaw a kaw donc ñooñu dañ fa nekkoon par conviction mais nekkuñu fa woon par intérêt alors ñi rassembler autant de monde par conviction man yaakaar naa ne bu nekkee da nga ni yow presse ngay liggéey da nga ñëw pour informer nit ñi loolu da nga koy jàlle parce que am na valeur informative parce que aussi askan bi bu ñëwee tey jii dañu am lu leen metti bu ñëwee tey jii dañu am ay aspirations nouvelles bu ñëwee tey jii dañu bëgg ñu soppi ni nga xamante dañuy doxalee réew mi mais askan boobu war nañ leen prêter une oreille attentive gis nañ fi ay une yoo xamante ni ay une yu ñàkk fayda nañ parfois sax ay une ñuy jaay la parce que ñun xam nañ Sénégal nu muy demee xam nañ aussi quotidien yi nu muy demee alors comme ñoom joxuñu leen une bu ñu soxla woon le lendemain ñu jox leen beneen une boo xamante ni c'est pour décrédibiliser ànd sàmm jikko yi le surlendemain xam nga 3 jours après ñu ñëw indi loo xamante ni dafay ñëw aussi ci télé bi nga xamante ni parce que li si réew mi bu ma juumal bi Mbuub di def mais émission boobu noonu presque mën nañu ni moom mooy tribune ànd sàmm jikko yi tous les lundis ñoom dañuy ñëw ci plateau yi défendre ay idées déconstruire argument ñeneen ñi ba tey jii ñu bëri ñi nga xamante ni dañu nekkoon ñu dubitatif maanaam ñoo xamante ni dañ doon am ay jiixi jaaxa par rapport ak liggéey yu ànd sàmm jikko yi mais ñu bëri si ñooñu nangu nañu accepter nañu que ni ànd sàmm jikko yi li ñuy wax nii de wax dëgg yàlla lu yenu maanaa lu nit mën a nangu la lu xel mën a nangu mais pourquoi tey jii bu dul Walfadjri dégg nañ fi Ababacar Mboup woo naa ko ci rajo bi ci émission Keppaar gi mu confirmer effectivement que ni RTS da ko woo ni ko dañ lay invité nga ñëw def émission mais du yow yaay ñëw en tant que Ababacar Mboup dañuy envoyé kenn parce que direction bi bëgg la gis
mu toogaat tuuti mu ni d'accord bu nekkee loolu la amul problème dinaa leen envoyer quelqu'un mu toogaat tuuti ñu woo ko ni ko finalement yéen sax dootoo leen ñëw RTS bi nga xamante ni sama dërëmat yéen ñi ñu seetaan yéen ay toog di jël seeni cotisation di ko jox RTS ñu ci fay ay agent RTS bi nga xamante ni dafa woon tëddu njaaxaanaay moom mooy jël tey jii di censurer ay voix parce que uniquement seen patron bugg ko dégg donc bu ànd sàmm jikko yi ñëwee dafa am benn agenda boo xamante ni dañ ko teg pour jéem a xeex jikko yu baax yi mais lii fi xew rek semaine bi passée di leen jox dëgg suffisamment donc je pense que ni loolu na si nit ñi bàyyi xel bu baax a baax RTS moom censuré si nañ dëkk man def naa fa émission ñu censuré ma ak ñeneen ñoo xamante ni tey jii peut-être bu ñu génnee ci RTS parce que maire nañ doon parce que leen nañ doon mais yàgg nañuy toog RTS mosuñu fa génn te xalaatuñu leen dékk micro Idrissa Seck bis bu muy transhumé nañ ko doogay indil micro donc di wane que ni vraiment journalistes yu fa nekk am na ay journalistes yu baax yu fa nekk ñoo xamante ne dañuy def seen liggéey mais seen direction bi moom wax dëgg yàlla nekk ñu fi di liggéey pour askan bi dañu nekk di topp benn service benn nit boo xamante ni yaakaar nañu ni kooku mooy buur moom moo war a nekk di buum yi mi Abdoulaye Wade xam nga Macky Sall ki Racine Talla moom nga xamante ni du exemple ci Sénégal alors donc bu ñu jëlee loolu ñu xam ko bu baax a baax ñu comprendre ko noonu que ni Sénégal actuellement nit ñi nga xamante ni dañu jug parce que gis nañ ko fi jéem nañ ko fi ak ñeneen barki dem kilifa la woon avant moom dégg nañ fi ñeneen ak ñeneen ñëpp ñi nga xamante ni dañuy jug pour jéem a xeex ay jikko wala ay valeur da ngay mel ni da ngay dugg ñoom ci seen ligne de mire c'est-à-dire ñoom da ngay nekk seen adversaire comme mënuñu la corrompre lu ñu mën ci yow mooy décrédibiliser leen lu ñu mën ci Walfadjri tey jii par exemple mooy fexe ba képp kii catholique mere Walfadjri ba dootul seetaan ak Walfadjri mais mënuñu ko dañuy sonn seen bopp li ñuy jéem ci Walfadjri c'est tout simplement ça fexe ba monter benn communauté ci kaw Walfadjri ñii naan télé bii de dafay def ay émissions tendancieuses pour di jéem a yàq ay der wala di jéem a wax ju bon ci benn communauté mais ku xam Walfadjri xam nu mu bindoo xam ku ko créé sens bu mu am ci dialogue islamo-chrétien ak yeneen ouverture bu mu am ak yooyu yëpp nga xam ñu fiy liggéey aussi am na ay catholique am na ay jullit te duñ sax xool ay catholique ak jullit Sénégal moom wax dëgg yàlla man rarement sax laay dégg nit ki toog naan kii jullit la kii catholique sénégalais la dañuy waxtaan ci lu ñu mën ci lu ñu bokk mooy Sénégal te wax nañ ko waxaat ko Sénégal c'est un pays religieux duñu sax wax ni pays musulman wala majoritairement musulman dañuy naan pays religieux ku nekk dafa am loo gëm donc yaakaar naa ni que ñooñu tey jii dañu jugoon uniquement parce que dañu amoon ay ambition te ambition yooyu nekkul woon lu dul décrédibiliser Walfadjri ba ëllëg ànd sàmm jikko yi bu ñuy wax ci biir Walfadjri dañuy naan non Walfadjri la jarut a déglu parce que Walfadjri ñoo doon bàyyi ay nit di xas wala di saaga ñi nga xamante ne ñooy catholique yi ne ci dëkk bi alors que loolu c'est totalement faux waa ji moo ñëw ak pexey boppam moo ñëw ak xalaatu boppam te animateur bi pour le dédouaner Oustaz Assane xam naa ne dina ñëw moom ci boppam wax en tout cas par rapport ak incident boobu moom mënul demee lu dul bonne foi moom day ñëw jàpp ni Pape Makhtar bi muy invité bu ñëwee leeral moo ko tax a ñëw ci télé bi mais Pape Makhtar bu nekkee ci këram am ay idée derrière sa tête man moom mënu ko xam mën na bàyyi ba fin émission bi li ma bëgg wax ma wax ko cabaxal ko dem sama yoon après bàyyi laak foofu sa coow peut-être yow ci saa si yow miy toog ci plateau parce que ñun dañuy toog ci plateau mais nit dina wax loo xamante ni dinañ ko di d'accord dinañ mel ni ku ko dégg mais daf ñuy échapper parce que peut-être suñu xel mi ngi woon ci leneen surtout koo xamante ne day présenté ngay yore ay écouteurs ñuy waxal parfois ngay waxat régie ngay waxat réalisateur ak yeneen parfois yu bëri da lay échapper da ngay tontu noonu mais li muy wax effectivement doo ko sax dégg donc loolu nañ si bàyyi xel bu baax a baax dafa am ñu jug ñu ni kon ànd sàmm jikko yi nit ñi ñu ngi leen di joxi nopp dootuñu waxati ndax fi ñuy waxee nañuy fexe ba ñooñu kenn dootul leen seetaanati kenn dootul leen déglooti te ñoom aussi bu ñuy wax tamit dinañ fexe ba kenn dootul yëg ni ñoom ñi ngi doon wax bu leen fàtte ne Walfadjri kese moom moo tegoon direct ànd sàmm jikko yi donc dañu nekk actuellement di organiser ay représailles contre Walfadjri c'est tout simplement ça du lenn parce que ba ñëpp noppee ñoom noppiwuñu ba ñëpp passé sous silence ñoom passé wuñu sous silence voilà